ti yëngu ci wàllub jën soxna yi ci yëngu foofe ca Bargny ñoom itamit jóg nañoo taxaw ngir sàkku ci nguur gi mu taxaw leen ci bërëbu liggéeyukaay ga ñu am bëgg nañu daal ku leen ko sàmmal dàquñu sax ba jébaane googule dossier ca pencum ndaw réew mi àdduna ñu itamit ci centrale à charbon gane ca Bargny. leneen ci xibaar mu ñeel jafe-jafe ñaa liggéey ca société bi di Towel Ford foofe ca département bu Mbour ñoom gisatuñu seen bopp ci seen borobu liggéeyukaay ndax ñu ngi daw ba léegi ci seen ndàmpaay ak seeni payoor Thierno Daf lañ ci àndal mbokk yi bu nees ki ma dikk ak yéen ci yaatalum xibaaru suba si. ci xibaaru suba si ñu fas yéene ko door rek ci wàllu suuf ga jib foofee ca cité Madiang Khary Dieng ba ne ca Rufisque foofee am na fa bayal goo xamante ne askan wa dañ ko yittewoo ngir mun faa tabax marché école ak yeneen am na fa benn promoteur privé ga fa bëgg a teg tànkam ci anam yu dëppoo ak yoon joxoñ nañ ko baaraamu tuuma Alassane Diallo lay wuyoo dañ ciy teewlu Youssou Diène mayor seen kaddu ca cité Madiang Khary Dieng ay kàddoom ci micro Najib Sagna. yoon wu mag wi ñu nekk nga xamante ni nii day impacté plus de 3000 personnes fii ba Namora benn samba booy yagaree fële ñëw ne da koy tracé dagg ko def ko ay kër te loolu kenn du ko fi nangu fii nga xamante ni li fi war a jaar mooy SDE bi mooy réseau Sonatel bi ak yoon wu mag wi fi war a jaar en plus li nga xamante ni mooy voie 20 mètres bii ñu taxaw ñu ñëw sax ba daggaale ko loolu jëf ju ñaaw la. képp koo xamante ni nii bind nañ la wax la ko war la koo yëgal def nañ ko dem nañ ba ci mairie bi bind nañ ko lu ëpp plus de 3 voire 4 fois wuyuwuñu faalewuñu des ko si ñëw na fii waa ji borne yi mu fi defoon mu dindi ko waa ji ñëwaat defaat ko population bi nag taxaw ne loolu nag kenn du ko fi nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg fii nañ ñu ko fi bàyyil dégg nañ nag ci weewu bay ñu ne centre d'accueil ba ca biir jaay nañ ko wóoruñu nag ñoo ngi xaar ba am lu concret ci wàllu woowu bu ko defee la ca war dinañ ko def ndax population bi taxaw nañu tem ne seen yëf kenn du ko jël. ñuy woo autorités yi buur na addu na teel a addu bala moo atte ndax mënuñoo ñëw li nga xamante ni moo ñu concerné ñu di ci wax ñu ñuy indil ay nervi ne dañuy di siyaade bu ñu indee ay nervi ñu gars yi génn mel ni ñoom waa deret de tuuru d'accorduñu ci tey d'accorduñu ci ëllëg sunu suuf nañ ñu ko bàyyeel nanguwuñu li ñuy def fii ñoo ko moom te kenn du fi jóge fii ba ëllëg te li nga xam ne ni moo ci war dinañ ko def. mangoog moom lañ ca joxoj baaraamu tuuma Alassane Diallo weddina tuuma yooyu le joxe na ci xalaatam ci coow la jib foofe ca cité Madiang Khary Dieng ca Rufisque Alassane Diallo ay kàddoom ci micro Najib Sagna. ñàkkuma lu may lekk booy dàgg juma ñàkkuma lu may lekk booy dàgg école kon ñoom c'est de faux bu fekkente ne seen juma bi dañ ko dàgg wala seen marché bi dañ ko dàgg nañu dem identifier ñi fa nekk. ñu laaj leen ndax man maa leen jaay du am kenn ku taxaw ne man maa ko jaay foofu kon tooñ nañ ma bu ci kanam yàlla waaye nag dinaa jàkkaarloo ak ñoom band boobu bokkul ci lotissement femme bi ñuy wax parce que foofu ça appartient de titre APIX bi dama dem ci gouverneur pour intérêt population bi ma ne ko bu ñu fi toogee tey ba promoteur yi ñëw demandé ko état jox leen ko day indi coow foofu mu woo bari bi nekk Rufisque woo monsieur le maire woo préfet Thiaw mu boole maax ñoom ñëpp ñu ne léegi nañ dem jël géomètre bi ñu lever lépp li nga xamante ne nii tey ci titre APIX bi la bokk ñu régulariser ko au nom de population bi biñ ko régulariser ba pare fépp fuy yoon dañ koy respecter fépp fu war a def kër ñu def fi kër bande boobu 20 mètres bi duma ko laal tey laaluma ko démb laaluma ko barki démb te duma ko laal tey duma ko laal suba xam nga tey bu fekkee dama ko wàññi dama koy jox nit kon demal fekk ki fa nekk nga laaj ko kan moo ko jox bu la waxee man la su boobaa ngeen taxaw ne Assane jaay na marché bi. ngoog xibaar geneen jëm ci wàllu napp gi
jigéen ña ne ca Bargny te di yëngu ci wàllu defarum jën ak la cay jëm ñoom gisatuñu seen bopp ci seen bërëbu liggéeyukaay ndax dañ ko bëgg a fab jox ko ay industriel ca Bargny loole nag la ñu ne duñ ko seetaan ba dàq ñu jébaane googule dossier ci assemblée nationale àdduna ñuy tamit ci mbirum centrale à charbon gane ca Bargny dañ ci teewlu na Jib Sagna. jigéenu Xelcom ñoom nag nee nañu dootuñu bàyyi seen xeex bi te fu mu nekk nii dañ koy yóbbu ba assemblée nationale ndaxte gis nañu ko ba léegi ñu ngi xeex mais kenn faalewu leen. ndax yàlla def na suñu combat bañ ko dalee mëne 2008 ba léegi foog naa fenn fu ne dem nañ fa mais bii yoon ñun noo bëgg mu doon problème boo xamante ne député yi nga xam ne ñun ñoo leen élire ñu nekkal ñu à l'Assemblée nationale ñoom ñu porté ndoo ñu ànd ak ñoom si combat bi de ce fait ñoom ñu mën ko yóbbu faneen fu nga xamante ne moo gën a sori suñu baat fi mu mën a toll si biir xeex nag pour mën a bañ ñu jël seen fu ñuy liggéey ñoom nag xeex boobu nee nañu mi ngi continuer ndaxte nguur gi ba ngi continuer de harceler ba léegi. waaw il est temps parce que bu jëkkoon bu ñu centrale à charbon loolu ku nekk xam ne lañ si mënoon def nañ ko mais nag bi ñu demee ba ab usine de sidérurgie ak ni ñu ko déggee ak ni ñu ko xamee mu war a ñu implanté wu dans une localité fu mel ni Bargny ak Bargny xam ne dafa doyal si wàllu pollution ndax boo waxee boo doon xool tey si biir Sénégal Bargny mooy dëkk bi ëpp pollution ndax li ñu ko mën a waxee mooy usines yi nga xamante ne ñoo ko wër muy centrale à charbon muy Sococim port minéralier muy ñëw te buñ ne port minéralier mooy lépp loo xamante ne vrac la daan wàcc port léegi Bargny la nar a wàcc si. ay téeméeri jigéen yoo xam ne ni dañuy xeex si Xelcom ñoom nag lu ñu wax moo di banques yi ak yeneen institutions financières yoo xam ne ni dañuy jox xaalis projet yu ñu def fii si Bargny war nañu arrêté. dañuy profiter si occasion bi interpeller encore la Banque africaine de développement interpeller la Banque néerlandaise de développement que ne ñoom am nañ bor boo xamante ne une dette environnementale une dette sociale envers les femmes transformatrices donc duñu tàyyi duñu sonn di leen interpeller si bor boobu nga xamante ne amee nañ ko jigéen ñi. député yi ñëw pour fekkee mbir mi nag ñoom nag lu ñu wax moo di dañuy gën a jàppale jigéen yi ndaxte li combat ñëpp la. conditions de travail yi moom c'est des conditions précaires maanaam amul tumuranke nañ ci lu bëri tey amuñu courant. tey amuñu ndox dem nañ visite ba dem ci toilette yi douche bi fi nga xam ne dañ fay suturloo jekkul te jàpp naa ne xëy na loo xam ne war nañ ko saafaral ci lu gaaw la parce que ñoom dañ nekk fi di daan seen doole tey centrale à charbon mi ngi leen wër problème sanitaire yu bëri moo ngi fi am te nag suñ si jugul mën na indi yeneen loraange yoo xam ne ñoom ñoo ciy jiitu. Xelcom si biir commune de Bargny nekk na bërëb bu nga xam ne ni ay junne jigéen ñoo fiy liggéey ay at a ngi nii waaye nag bu ñu xoolee bu baax nguur gi indi na fa ay projets yu bees yoo xam ne nii bu ñu deful ndànk projet yooyu day tax jigéen ñi dootuñu am seen place liggéeykaay loolu nag ñoom loolu la ñuy bañ fii si Rufisque lañuy sàññaane télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Najib Sagna bu dee nag ca département bu Mbour liggéeykat ya ne ca société Ford ñoom i tamit jébbal nañu seen njaatige préavis de grève ne dàquñu sax ba fukki fan ak ñaar ci weeru avril gi ñu ne ñu wàcc ci mbedd mi wala xëy banque seen loxo la ñu toppee entreprise googule ñàkk jot seen payoor ak seen i ndampaay janu nañu ak taskatu xibaar yi dañ ci teewlu Thierno Daf. liggéeykat yi nekk ci société Toy Ford ñoo jël tabité fu ndogal déposé benn préavis de grève. chinois am fitu yëkkati loxoom di ko teg ci sénégalais dama yaakaar ni am na lu ñu yaakaar wala am na ku leen yombalal loolu wala ñu leen yombalal loolu te du mujj fenn bu la meree sax osé dóor la te du mujj fenn foofu lan toll loolu moo am fële ca Toy Ford. Sutimac pare na pour dem grève le 12 du tegoo benn minute ñu ngi préparé ay sitting ay marche ak lépp lu mu munti doon ndax nag am na loo xam si duñ ko nangu te duñ ko seetaan am na loo xam ni mënuñu ko nangu mënuñu ko seetaan. si ana lan moo waral ñu jël ndogal gu ni mel faram-fàcce gi ak délégué de personnel waa Toy Ford. chinois yi dañoo gën a sax rakkaaju gën a rakkaaju bi moom mooy dañuy dund ak ñun comme ñoo xam ni dañoo yor ay jaam dañuy créer sax ay chômeurs à travers APIX signature boobu nga xam si APIX moom la leen jagleel dañ ko utiliser juste pour créer ay chômeurs lan mooy créer ay chômeurs mooy signer contrat bu 3 mois 6 mois après nga dàq.
ñoom liggéeykat yi ñaawlu nañu tam li ñu nangu seeni prime yépp lu ñu leen versé wul seeni cotisation sociale. prime de salissure prime de risque ba léegi prime de production nag xalaatuñ ko poussière bi saleté bi xat bi prime de panier pour bañ a joxe xaalis ngir sakkanal seen poche ba pare néewal ñàkkal fayda liggéeykat yi. cotisation ay IPRES ak caisse sécurité sociale moom dañ koy dégg rek ñu ngi ñuy dagg mais ba léegi xamuñu fan lay jaar jotaguñ dara. waaye liggéeykat yi nee nañu li leen gën a metti moo di tekkatee gi ñu nemmeeku ci wàllu ñi féete ci nguur gi te noppi googu ci seen gis-gis du dara lu mooy lëkkaloo ak chinois yi ngir boom leen ñoom ñi doomi réew mi. Mbour Thierno Daf Walfadjri. goog Thierno Daf lu aju ci wàllu politique ak xewum ndaw ñi Podor va mal Podor doxul mouvement googee ca diwaanu Podor yëglu na xamle ne nguur gi jot na mu taxaw ndaw ñi ci wàllum xëy lu demee ni ANPEJ ak DER nañ ci gis seen bopp sàkku nañ sax ci yooyu la kuréel yoo xam ne ñooy saytu xewum ndaw ñi ñu mun leen di gëstu saay su ne dañ ci teewlu Lamine Ba mi jiite googu la kuréel ay kàddoom ci micro suñu natango Aboukan ca Podor. fii ay xale yu jigéen yu dynamique ñoo fi nekk fii ay xale yu góor yu dynamique ñoo xam ne ku ci nekk nag am nga sa liggéey mais su liggéey bi weesoo dañuy encadrer xale yi dañuy accompagner xale yi nekk ci tool yi lii moom vraiment li ñu doon wax rek weddi gis bokku ci ñoom ñoo ko bàyyil seen bopp 5 hectares la ay jeunes exclusivement spécialement ñoo ko defaral seen bopp ñoo ko aménager ñoom ñoo ko bay ñoo cultiver et aussi de lancer un appel parce que dañuy bay ba pare mais dañu am problème écoulement commercialisation vraiment su leen état mënoon jàppale su doon les structures mënoon leen jàppale ci lii moom vraiment dana doon lu baax parce que nga bay def ci sa doole def ci sa xam-xam def ci sa xaalis ba pare mënoo ko jaay mënoo ko écouler loolu aussi problème la loolu mooy premier problème bi ñu leen di ñaan leneen ne aussi mooy leen ñaan mooy xale yi ñu jàppaleen ci financement parce que lii si seen xaalis bopp lañ koy defee seen i moyen bopp kenn financé wu leen kenn jàppale wu leen vraiment dañoo bëgg état bi gestu leen les jeunes du département de Podor particulièrement les jeunes de la commune de Podor président Macky Sall nag la ñuy waxal président Macky Sall la ñuy waxal pour que mu gestu département de Podor mu gestu commune Podor mu gestu jeune Podor yi ñu wax emploi ak employabilité yi ñu wax yëpp ñii ñoo si jiitu ñi nekk nañ ci avant ñuy woote nekk nañ fi avant que ñi di génn Dakar di manifester mënoon nañu manifester mënoon nañu révolter mënoon nañu yàq mënoon nañu kaas mais defuñu si dara li ñu préféré mooy dem ci tool yi donc fii mbétte la ci man en tant que coordonnateur mouvement Podor va mal ñëw fii ànd ak sumay rak sumay xarit ñu xam ne dañoo dynamique boole jeunes yëpp nag boole jeunes yëpp rassembler tous les jeunes de la commune en dehors de toute considération partisane ñu li ñuy boole ñëpp ñu ngi lancer un appel à la DER ñu ngi lancer un appel au PRODAC ñu ngi lancer un appel à tous ces instruments de financement que l'État a mis en place pour que ñu gëstu xale yi lancer aussi un appel à toutes les autorités politiques du département de Podor particulièrement celles de la commune de Podor. jëm ca njaareem Limamoulaye googule commune féete ca Guédiawaye jot na sargal yi tamit ñi nga xamante ne ñooy askano fa yeewoo rawatina partenaire ya muy jëflanteel boobu léegi bay di sëy ci feetu 4 avril ga ñu doon màggal démb la leen décoré dañ ci teewlu Mamadou bay di sëy maire bu njaareem Limamoulaye ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. décoré nañ juróom fukk ak juróom benn li tax mu xaw a bare noonu sax mooy ñaari at yëpp décoré wuñu ndax mbas mi dañ daan def at mu jot le 4 avril dañ koy défilé ci commune bi gis ngeen ko daaw défilé wuñu ren défilé wuñu moo tax ma ne nag comme am na ñoo xam ne tamit ñu ngi ci dëkk bi di ñu am valeur nañ leen fexe ba génne leen sargal leen ba ñeneen ñu xool ci ñoom parce que man li ma ci soxla rek mooy ñu nekk exemple ku ci nekk boo ñibbee sa koñ takk sa médaille affiché sa diplôme nga encadré ko ñu dëkk ak yow jóge la muy sa njaboot ak ñi leen wër war nañ xalaat ne bu ñu góorgóorloo askan bi jox leen seen cër. et on n'a qu'à éviter de jeter l'eau du bain le bébé avec musiba xaw na am ci réew mi parce que dem nañ ba xawoon fàtte exactement li nga xam ne moo ñu boole te réew mi benn bopp la réew mi dafa am lu ko téye mais dem nañ ba réeróo bi metti ba tar ba am nañu bari ci dee te xëccoog àdduna ak bëgg pal ak bëgg jiitu warul jar dee ci jamono yii ba njëkk ba kuy falu dara tey la daan laal nguur mais jamono ji dañuy wax ak programme teg ñun commune bi lañ dëkk mais am na ci koo xam ne mu nga dee feneen mais ñun ñoo obligé yóbbu corbillard parce que sunu njaboot la c'est sa njabootu njaboot mooy sa njaboot kon nga xam ne ay du yem ci bopp borom maintenant ñu ngi sant yàlla sant kilifa yi doon dox ñëpp
muy kilifa diine kilifa aday ak personnalité yi ba yàlla def fi jàmm li may ñaan moo na ñëpp bàyyi delloo si seen xel te gëm benn mbir ne kenn du falu te yàlla falu la ñi ma faloon di askan bi mooy ñi ma wootee yendoog ñoom ñi bu ñu demaa kaay demaat rek ma demaat mais li ma xam daal naa ko def ci kàttanu yàlla mooy seen bilan moom naa leen ko tegal ba ñu xam ne li ñu ma dénkoon fii laa ci yem. Mangog mu doonoon kàddu yi tukkee ci Beydi Seye maire bu Njaareem Limamoulaye leneen ci xibaar mu jëm ci tamit wàllub courant collectif du kuréel gi boot ay partenaires agréés yu Senelec ñoom jot nañu amal seen assemblée générale ngir taxawal seen kuréelu syndicat jot nañu itamit sax dànkaafu ARMP ci yenn marché yeeg na mu koy doxale sàkku nañ ci nguur gi mu gën leen ca taxawu dañ ci teewlu Théodore Semedo ma nga woon ca Cissas. li nga xam ne agence de régulation des marchés mu ngi koy utu maanaam ci Senelec ñu daal di soppiwaat ni ñuy joxe marché yi collectif national des prestataires agréés par la Senelec ànduñu ci. 500 millions boobu ñuy tudd ñun duñ ko mus a nangu parce que ñun ñoo fi yàgg a nekk tey jii bu demee tey ba nga xam ne liggéey nañu lépp ba mu xam ne daanaka normal na bu leen neexee ñu wax loolu mais 500 millions ñun bu ñu téyee ñun CNPAS bu ñu woowee bépp entrepreneur mu toog wóor na yàlla réew mi da koy santi ñoom si benn ndaje bu mag bi nga xam ne dañ doon sanc syndicat jot nañ wax seeni soxla te di sàkku ci autorité Senelec gungu leen ci wàllu formation waaye tamit nguur gi ci wàllu ay koppar ngir ñu mën a wéyal xëy yi nga xam ne moom la ñuy def ci secteur boobu. nekk nañu au nombre de 7000 ba 8000 entrepreneurs yoo xam ne dañoo am seen agrément tey jii nag entrepreneur dañoo tasaaroo fépp ci Sénégal comme dañu tasaaroo woon dañoo woote pour ñu booloo ndax mbooloo mooy doole def suñu syndicat pour bu ëllëgee bu ñu bëggee wax ñu mën a wax. deuxièmement boo yi ñuy formé tamit ñu ngi ñaan état ñun ñu ngi formé ay xale yi dañuy génn ñun ñoo leen di mujj embauché waat wala ñu forcé ñu yóbbu leen kon boog ministère de l'emploi et de la formation boobu nañu bàyyi xel te xam ne ñun ñu ngi formé ay xale ñoo ngi tàllal état loxo di tàllal directeur général loxo di tàllal réew mi loxo courant dafa yaatu léegi nag am na ay sociétés étrangères yu ñëw ay ñeneen ñu ñëw bëgg a xëccoog ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañu di employé ay sénégalais ñooy dañuy lànk taxaw nag liggéey parce que suñu réew ñun ñoo ko war a liggéey ñu former suñuy jeunes may ñaaxaat état pour mu bàyyi ñu xel jàppale jeunesse yi ñu yor au minimum on emploie 70 000 jeunes. prestataires yi nga xam ne ñoom bootoo ci Senelec di tàllal loxo directeur général bi Pape Demba Bitèye ñoom yi am njort ne autorités yi dinañ dégg seeni soxla ngir mën a boole seen doole ngir suqali secteur énergétique bi. ci googu lépp ndaje Pape Demba Bitèye njiital Senelec ma nga fa woon jot na taataan jafe-jafe yooyu la liggéeykat ne dina ci toog ak maanaam waxtaan ak ARMP ngir xool nees mun a def ngir gën a suqali seen liggéey yooyu les prestataires dañ ci teewlu Pape Demba Bitèye njiital Senelec ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. Senelec entreprise la boo xam ne li ñuy wax code des marchés moo ñu tënk léegi nag bu problème bi marché bi amee ñun bind nañ ARMP ne ko ñii kat juróom-ñetti junniy entreprise prestataires yoo xam ne ñu ngi liggéey ak Senelec presque juróom-ñaar fukki junniy nit ñu ngi ci seen ginnaaw ñooñu mënuñ leen bàyyi ñu dem ARMP tontu ñu ne d'accord nañ léegi yaakaar naa ne ci fan yii di ñëw dinañ toog ak ARMP ñu xool nan la ñuy dimbalee sénégalais yi nga xam ne ñu ngi tedd ci Senelec ñëw teew fii ndaxte nu ngeen ko xamee Senelec dafa nekk entreprise bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom mu nekk entreprise bi nga xamante ne nii aussi ay sénégalais ñoo ciy liggéey pour sénégalais yi kon boog su dee dañu bëgg nekk entreprise bu mag il faut que ñu nekk entreprise bu nga xam ne ñuy liggéey ak entreprise boobu dañu war a bëri wax naa leen ko nangu nañ ko ñëpp mun nañ nekk agent Senelec waaye ñëpp mun nañ liggéey ak Senelec ñu ñëw taxaw fii ak ñoom rassurer leen ne leen duñ leen bàyyi ñu des ginnaaw dinañ defar benn base de données boo xam ne képp kuy liggéey ak Senelec ñu defar base de données bi xam leen ba pare mais également Senelec dina leen jàppale ci wàllu formation former leen ci métier électricité bi ba nga xam ne képp kuy liggéey ci réseau Senelec di nga am lu ñuy wax habilitation maanaam carte buy wane ne yow def nga formation bu war et que lii ñu la sant mën nga ko bu loolu weesoo it comme ay jeunes entrepreneurs sénégalais lañ yoo xam ne dañuy employé yeneen sénégalais ñu jàppale leen ba nga xam ne